l'Afrique, bienvenue sur la chaîne Biassi TV, chaîne 100% voyage, tourisme et découverte. Donc aujourd'hui, on est chez la diva sénégalaise, auteure, interprète, compositeur et danseuse en même temps. Elle n'est plus à présenter, c'est Soda Mama Fall. Soda Mama, aujourd'hui on est au domicile de Soda Mama, on est venu lui rendre visite pour lui poser quelques questions. Voilà, donc ça fait longtemps qu'elle est dans la musique sénégalaise. Moi j'ai écouté ses morceaux, elle a bercé ma jeunesse. Donc je suis très fan, d'abord je suis la fan numéro 1 de Soda Mama, donc je vais lui poser des questions si elle me permet. Donc tey moom dañu nekk ci kër Soda Mama Fall, donc dañu koy poser ay questions parce que ñun ñëpp ay fans lañu, donc voilà à chaque fois. Voilà, donc je lui ai posé la question à savoir, son nom de famille c'est Fall. Donc tout en sachant qu'au Sénégal les Fall ce ne sont pas des griots. Donc je voudrais savoir, elle est dans la musique parce qu'elle est griotte ou bien juste par passion. Voilà, donc j'aimerais qu'elle nous réponde aujourd'hui sur cette question. maa ngi lay fay. di wax soyez bienvenue. waaw merci. di la yaatal. waaw yaag sa technique bi nga ànd. waaw ànd ak yéen di kontaan tabarkalla macha allah fi nga jaar sax fi nga njëkk sax foofu rek moo ma neex parce que Fall en général du géwél non 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 Fall rek mooy géwél. man sama famille sama paternel ak sama maternel yëpp géwél lañu sama baay Aline Fall la tudd Bassa Fall la ko jur Paati Fall la ko jur Njaay Kumba ko jur Sëgg bee ko jur ñun ñooy waa jàjj yi dëkk bi ñun ñooy géwél seen dëkk jàjj ñun géwél lañu d'origine am na nag ay géeñu sant Fall waaye ñooñu ñun ñooy seen géwél ñun griot pur et dur lañu man sama paternel géwél lañu sama yaay Fatou Mbour la tudd mi ngi bàyyi ko Siin yaayam Jogom Mbaay ko dungoyo ko jur Sadaga ko jur Gumba Deba ko jur Bëkkër Musoo ko jur Dumbe Yàlla na ko jur Jogalaar ko jur mu jur séeréer nag ñu jóge Siin gii samay nijaay boo demee tey ñu ngi Paata sama nijaay Mbay Ngom mi ngi Mbumbi Kaadir ñu jóge foofu sama baay dëkk Jànj maxat la ma mi ci ndeer ma sàmba mi ci waa nooti mi ci mbooji yam jaal mi ci Jànj mi jaal mi ci ndeemee maa faal taawloo musaala jomboy maamam wursa ni bënnoo or ni wàlle booy jin mi daaga mooy jénga dootu ma dem paata sama maam moo réew ngoo dàq juma jóg fetal abdi ca jeere moo teeti kuye naan man géwél pire la sama ñeenti branché sama yaay paternelam maternelam ay géwéloonu sama papa paternelam maternelam ay géwéloonu man mii nag maa dëkk Jàjj ak Sugeer ak Mbul ak Siin man mii nag maa dëkk Njukki ak Njaay Jaama Ñaan ak Mbul man mii nag maa dëkk Jàjj Aline Fall sama baay doomu Mbul la yaayam tudd doomu Kumba Lawbe ak Taala Kumba Lawbe ak Gàmmu Kumba Lawbe ak Munu Mataar Kumba Lawbe ñoo bokk ndey baay Kumba Lawbe lañ jur Kumba Lawbe la ndax baan ko Yaasin seen baay waale maar ma sàmba jaay maar ma sàmba ji saaxu ndey jee mën a dem mel ngay ngay kàddu gi mu wér ci na ko dama banti ma am na Fall jéer ñooy suñu jéer waaye am na Fall pur et dur man dama war a woy sama paternel yaay ak sama maternel papa sama paternel ak sama maternel sama papa ak sama yaay yépp ay géwél turisi ñun dana war a woy ñun sunu maama daan woyal buur ñun woy la war a def su buur waree fan ñun ñoo koy woyal su amee doom ñooy woy su amee xew ñooy woy buy takki jabar ñooy woy buy ngénte ñooy woy ñu daal sama bébé ay géwél pire la. Donc Soda Mama Fall explique que elle, son nom de famille Fall, elle est pure et dure griotte. Oui. Donc elle est fière de l'être. Oui. Voilà, donc quand on parle de la culture sénégalaise, il faut parler aussi des griots. Wow. Donc ils font partie de la culture sénégalaise. Voilà, c'est pourquoi on a tenu aujourd'hui à rendre visite à Soda Mama Fall, qui est une grande dame de la musique sénégalaise. Voilà, donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui, Soda Mama, depuis combien de temps tu as commencé la musique au Sénégal? loolu de xaw ma ko parce que man bi ma juddoo ba xàmmee am ay 8 ans laa commencé di woy sama yàggee dem ngeen te ma ànd ak moom dama mës a bëgg woy te fecc laa gën a man su ma feccee may xale nga ni du man ba ma woyee tabaarkalla masala dama koy yëg dama bi may woy xaw ma nu ma toll boobu même pas
fàttali moo sax dama xàmmee rek yor sama bool di tëgg di woy. d'accord waaw ba màgg ci ba sëy ci ba am ci ay sët tabarkàlla macha allah woy daal ñu sunu kër woy la ñuy def ak fecc ak tëgg ak gore loolu nag ci askan wi yooyu mën a bokk man gi wéy pur. Ouais. Soda Maman explique que depuis son enfance, elle a commencé la musique, donc elle ne sait même plus à quel âge qu'elle a commencé la musique. Elle est musicienne et danseuse en même temps, donc elle allait dans les baptêmes, les mariages avec sa maman. Voilà, donc elle tapait à un instrument, le tam-tam avec sa famille. Donc elle est pure et dure, comme elle le dit, griotte. Voilà, donc Soda Maman, d'autres nouvelles, oui. Je voudrais que Soda Maman nous interprète quelque chose. Voilà. Fariyo jumaalo gay naa ko daan jël xaar na yàlla réew mi déglu leen ma jab jaalo sama maam ma nga jajj ami jaalo nga nemeen maa faala taawlo musaala jomboy ma mbusa mi bannoo olo mi wàlle boo jib mi daagu boo jeg ngee doo tuma ne dem paateere ngóor dàq ji ma jóob fitalam di ca jéere moo tee di koy naan man de sama yaay naanaan la sama baay fu suxraan la maa doon misaala géer ak kiyaasin géer maa doon biram benn dafaa biram ndaw mu leen daan bayloo man mi maa dëkk jàjj maa dëkk sugee maa dëkk mbul maa dëkk siin baa ngi nii duru siin man bu ma woyee ndaanaan la su ma woyu ndaanaan la maa samba neene yaayu ma gembee ngi nii toog man nii woy rek a ma war woy rek laa doon. Bravo Soda Maman. Donc Soda Maman, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas sur la scène musicale. Moi j'aimerais savoir pourquoi. Tu as arrêté de chanter ou bien tu étais en studio? Qu'est-ce qui se passe? Si xam nga dama nekk Sorano dama ma fay dem dama mën a fecc ma woy kenn piloté wu ma kenn boole maa Maurice premier jour bi ma ñëwee taxaw nuyoo moom na ko dama doon de secrétaire bi damay laaj Maurice Sona Senghor ma yow loo doyoo Maurice ma ko dama ko soxla mu ma waxal li nga koy dee wax ko dama bëgg a woy damay woy booba Grand Dakar kuñ ci maye wala njébale la wala ngay sëyi maa nga wasin bool laa yor maay woy maa yëgale ngénte li maay togg seen ko ñu may ma loolu ci laa doon yëngu jóguma ci benn yoon sama doolu ci la jut yàlla dogal nag kooku ni ma dangay des si ginnaaw suba te ginnaaw suba sama dee ci gis mooy dafa maa gis seeg na ma yow loo bëgg man ko man dama bëgg a woy te dama jéggi ni fii dañuy audition yi nit ñi pour jël leen mun ma na nga ñëw lundi soir ma ñëw lundi soir moo ñëw fekk salle bi fekk dañuy auditionné damaa ñëw rek gardien bi bind benn ma jox ko secrétaire bi mu balancé ko mun ko Soda Maman bu ñëw na Soda waa ko dafa war a ma dugg rek mu ne ma bi ñu auditionné mu jékki-jékki mu woo ma ñëpp a toog ñoom ak ci jóg Boubacar Diouf Sampelers ñëpp kenn gisul cadre yëpp toog salle bi fa dell artiste ci ginnaaw ñu leen di woppal benn dama ko dox sama kayit bi rek mun ñu def ma seen ma ñëw ma yëg taxaw ci seen bi xalamkat yaa ngi teg toog ba ma Sorano ba la nga faa dugg da ngay indi sonné mu teg ko ay ndaanaan taxaw ba nga aft ma ñëw rek mun a woowee ñaari bañ na nu ma yëgee nag ñaari bañ na jàllu mbaba joobo ñaari bañ na ñaari bañ na jàllo saala fatma xureeje ñaalo gay naa ko daan jël la joor joob ko di joor no faal faatim ngay cal ma samba Aziz gam ko du sama ne bëgg te jogo maay sa xarum ka joo cam balaago jaalo samba faat ma cube ñeey faree samba koddo yaa daan galle gewel yee ñu tàkk daal di booba màggataguma nii booba xale bu ndaw laa mais sama digg temps mën a woy lool mën a fecc trop tuuti lool nag sa
mu tàccu bu ma paree ñun léegi pare ngeen ñu woy la ma woy Khady Diouf ma woy ko ñu woy la ma woy Maawa Waata ma woy ko ñu woy la ma woy Sombène ma woy ko ñu woy la ma woy Xaar ma Jaag ma woy ko te booba dañ leen daan seetaan Sorano di dégg seeni woy yàlla miy dogal nag ca dogal mi def nag ma am sama kër 5 jours rek ñu bind ma leetar ne ma wuy jël et studio yàlla ko yàlla yërëm te yeexal ma ñëw studio ne ma directeur ne dafa la jël ci laa commencé woy bi may dem Sorano xale tuuti laa yàlla bàyyi ma fa nag ma am fa nag talent bu ne am fa succès bu ne fu ñu jëm yóbbu ma ak assemblée ñoom Xaar ma Jaag yàlla def sama borom subhanahu wa taala def dafay toog dafa toog ba doon directrice su assemblée instrumentale nga xam ne assemblée instrumentale li muy rëy yëpp mosul am seede man soo defaa ni maa def single ñu woy bi yoon xam ma defaa single ñu woy jigéen xale jigéen yi ñuy def profil dugal leen ne studio ñu woy cassette ba cassette ba pare ba nu war a mixé cassette ba ñu jóge fa nag dem nag congé bi ñu dem congé la ñu sensé Ousmane Diakhaté suñu directeur bi nga xam ne ma ñëwee ni ko directeur li ñuy woy yëpp ambulance perdu la dañu bëggoon nga may nu ñu def seede àdduna seetaan ko dégg ko mu ne ma ñaata la ma dem laaj ko ñu wax ma ko mu jël ko kaas jox ma ko ma woo Malick Sosé ak Babou Laye ak Sara ma ñu sama càmmiñ te bu assemblée instrumentale mosul am seede ma ñëw jiite leen doon seen directrice yàlla dogal ngeen nongul ma ko directeur nongul ma ko jox ma budget bi xaalis baa ngi nii ñoom ñoo yoroon xaalis bi mu ne yendoo woy ba ngoon ñoom ñooy joxe defee maa ngi passé bi bu ñu defee nag ba nga xam ni pare nañu ba directeur jox ba ma jënd yére ba nu pare ba nga xam ni dara desul pour nu génne ko ñu mixé ko nag ci la décret bi génn directeur nag ñu changé ko jël nag ku ñuy wax Massamba Gueye bis bu ñuy jël vacances di dem keroog la njëkk ñëw Sorano jël si service waa kooku nun nu woy suñuy woy ba pare nu changé suñu directeur mu tombé ñuy dem congé moom mu ñëw di jël service sem ci loolu ñoo fekkee cérémonie bi ñu war ko présenter artistes yi kooku lu mu def ci cassette bi defu ci dara benn pare nag ba sunu congé jeex ma liggéey si laa dem laaj cassette bi pour ñu mixé ko ñu ne Massamba Gueye jël na ko ba yóbbu ko ci DJ Awdi may rab di jànk ak ñoom jan sa baraawa kooku mën naa mixé xalam ak koora ak tumba ak leket ak bool ak philippe ak ay géwél yóbbu ko nag yàq mixage ba danaa dir siwaat ci loolu am nañu cassette Assane Sinanta mu dikk nag tudde ko gaal gi yaakaar naa ne mujj la am sax ndox mu yéeg foofa la gaal gi yëpp naa dir siwaat ci loolu bañ ci jógee nag man ma dem ma toog à fait quelques mois dem retraite bàyyi fa xale yi nag ñu am jom di góor di liggéey ñu jël nag Assane Sinanta jox ko ma rek boo nañ yoon sama doom ju góor ju am ci jom mu takk ndigal nag di ànd ak ñoom ba nga ni boo demee Sorano xale yi bu nu woowee rek nga miir da ngay xam ne ay jëwal la ñu nit ñi ñoo woy tëjkat yaa ngi xalamkat yaa ngi kooraankat yaa ngi nii foofu laa jaar ci sama tuuti rek ci sama jaar-jaaru artiste waaw joué naa film. Donc elle nous a expliqué un peu Soda Mama, son parcours à Sorano. Elle a joué des films, elle a interprété, elle a chanté, elle a dansé. Donc c'est une artiste hors pair, elle est polyvalente. Elle a été aussi directrice de Sorano, voilà, donc de l'ensemble instrumental. Voilà, donc c'est un peu le parcours de Soda Mama qu'on a vu un peu. Donc Soda Mama, léegi sa cassette bi, da nga am cassette lu bees. Voilà, Soda Mama a une nouvelle cassette, donc elle va nous expliquer un peu les titres de ces cassettes. Cassette bi pare na. Tabarkalla macha allah. Papis bi ay koy def ak ñoom Babou Laye si sox artistes yu mag yëpp a ngi ci liggéey nañ ko liggéey bu rafet cassette bi folklore rek la sabal rek ak xalam tabarkalla macha allah pare na mixé nañu ba pare def nañ photo yi ba pare dañ koy génne léegi du yàgg dama doon xaar campagne bi jeex bi campagne bi jeexee ñu am lu ñu doon wut yàlla may nu suñu président de la république bu baax bi
Macky Sall sama mari moo la baro ceddu jéer yàlla nga yëgal si sax li nga bëgg li nga bëgg Sénégal ñu ko yàlla may ñu topp nag ànd ak moom ci campagne bi ma ànd ak Aminata Santal mu ànd ak président ñuy campagne mu dem Ndiarène di campagne ma topp ko dem Ndiarène di campagne fa la dëkk yàlla nag def nu am ndam may ndokkee na suñu président Macky Sall président après indépendance borom yërmande borom baax borom xol bu rafet bi ku généreux ki ku nu yërëm bu nu xoolee rek xoolu mbir yërmande la ñu xool di ndokkee itam première dame nag Marième Faye Sall yàlla na leen àdduna jëkk maanaam ku bees bi ñu dugg yàlla na leen jëkk te jig ñu kenn bañ ko wuti di nuyoon na sama xarit Aminata Santal ak maam yi gouvernement bi yëpp ma Fatim borom mbay daan ma taal si la xarit jom ngoon a mbéy mi yaay ja ragal perte day xëy woo sëkkat dana ma yaay sama giir foofu laa yem mu dellu si waat ci Fatima maam moom. Donc, elle nous expliquait un peu, Soda Mama, qu'actuellement, elle est en train de sortir son album. Oui. Voilà, donc, il y a un titre, mon âme, qui est album. Je ne connais pas le bari. Je me fais 8. Donc, il y a 8 titres. Voilà, donc, si, mon nouveauté, vrai. Donc, 6 albums. Dans l'album, il y a 6 titres, ce sont des nouveautés. Et il y a un titre. Il y a un titre, je complète 8. Dans le original. Voilà. Yo xam ne wóoroon naa ko bi may am 20 ans. D'accord. Donc ça loolu yu yàgg la. waaw te man yàlla def na musuma remise. ok. loolu nag samay fan. samay xarit. waaw moom bala maa génnee produit damay waxtaan sama staff. waaw samay staff mooy samay doom. samay doomi mag. waaw samay càmmiñ ak sama doomi càmmiñ ak sama borom kër. ak sama xarit samay géer samay nit dama leen di laaj ñu toog nii ñëw waxtaan seet bi ñu war a def li ci baax ak li nga xam ne bëgg nañu mën ko gën a far ci loolu lañ toll nii ñu ngi mixé léegi ñu génn ko ak seen mbàkk sama doom yi nga xam ne du ma ko fàtte mukk li ko dugg ndaw ba gën ma ngoon ma xam te man Fall du ma ko fàtte mukk Fall boobu si tax réew mi càmm ñu mbare ma kunte yaay suma na benn sëriñ Fall bàyyi sëñ Abdou Karim borom Makarimal Axlaaq ñëpp du ñu say nag ma toog ba ne say ni ñëpp ñun dañuy waa kër seen misaal yi sama waa kër ñëpp fa lañ jóg doomi sëñ Tuubaa jooju nga xam ni asal ko moom sëgg ji yéen tàkku caam ay mënu tàkku caam xalifa général bi doon na xalifa général yi kullu murit Cheikh Saliou mu sëñ Tuubaa nga xam ni moo seexal Seex Béthio dimbali ko muy dimbali ñoom naw leen ñu di bokk di ay géwalante ay taalibe foofu rek laa yem ba dellu si waa ndax luy doof ci nag wi donc yéen caar la ñuy wax sama yaay nii kaay jël ko sama yaay ngi nii sama papa ngi sama yaay Fatou Mbuub Jogob la tudd yaayam mooy séeréer moo dëkk moo tudd Jogob moo dëkk Siin Jogob la yaay tudd sama papa bàyyam sama yaay ma tudd Jogob papaam tudd Seex Ndongo Joor Ngoone Mbuub moom mooy maam boo borom maam yi seex yi sama kër yaay ci yaayam ay cedd lañu dañuy woy ay buur lañu dañu ànd ak buur di woy ay mbaanaar ba tey sama yaay papaam ay seex lañu Seex Ndongo Joor Ngoone ko jur mbokk baayam Seex Waali Joor Ngoone seen yaay tudd ma nga mesal dafa la ñu woon ko ndongo maaleykum salaam laay ma di ñaa saf naa li jong ma leen woon daal ceebu jong ma kàtt ko ma joojo laay man géwél pire et dur la Ibrahima moom sama nijaay lu réer ci alxuraan nga wax ko laaj wax la Cheikh Sam Seye ci jumaa mbokk baayam Alaaji Moodu Mbuub dañu jooju na ko mbokk baayam Cheikh Sadou Mbuub bàyyi Xadim Mbuub ma ca Allemagne ak Kaw man sama famille Astou Mbuub Ndongo Joor Ngoone sama yaay mi ngi jaare mooy yaay Papa Touré nii yor lamp FM nii ubbil ko Serigne Touba tey taalibe Serigne Touba loolu mooy sama yaay ci yaay ak papa. waaw sama maa mënoon fecc loolu. kon da nga bëggoon fecc yaa. dama mënoon fecc trop. dama mënoon fecc. allah. gerte ma leer. sa jeunesse. waaw sama.